up dara Jolof suma town send up dara Jolof suma town di mooy town di mooy aaru la police lamba aaru gàttu ma gemp tentel dama indi li ma leen tentel gàttu ma gemp tentel dama génne li ma leen tentel. asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne suivre Àll bi TV ñu ngi fi nga xam moo di ci angal pël ñëw fekk fi ki nga xam moo di madame Deme bokk ci organisation bi nga xam moom moo jëm si journée de l'élevage bi rek ci kàddu gi Alassane Sall ñu fas yéene ànd ak moom. maa ngi tudd Fatimata Sall madame Deme di présidente directeur commune bu Daara bokk ci organisatrice journée de l'élevage bi. maanaam ñu ngi jëm ci journée nationale de l'élevage. Bon, précisément, je suis le président, je président de la commune Galle Aynabi bu Daara Jolof et secrétaire général départemental. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah di sant yàlla di julli ci Yonent bi di sant suñu ñaari waajur sant sëriñ bi di leen ziar bu baax yéen waa Àll bi TV di leen wax daal dal leen ak jàmm ci biir Mbawar Fall élevage. maa ngi tudd Amadou Bassirou Fall di consultant boo xam ni. Ministre de l'élevage et des productions animales monsieur Alé Saleh Diop moo ma yabal fii pour ma jàppale ko ci liggéey bi. waaw dinañ ci taxawee ci fànn yu bari fànn bu njëkk bi mooy dëkk Daara d'abord beneen fànn bi di éleveur jigéenu sàmm la beneen bi aussi ma jiite benn kuréel boo xam ne sàmm yee ko moom muy DIRFEL di directoire des femmes en élevage. kon xam nga man am naa ci pàcc yu bari yoo xam ne war naa ko ci taxawee ba pare encore ministre bi ci boppam dëkk ci biir dëkk Daara Jolof bi vraiment di ministre tutelle élevage ci taxawaay yooyu yëpp dañ ko ciy taxaw pour jàppale ko ci ndax bés bi réussir. comme niñ ko war a préparer niñ doon préparer yeneen 6 journées yi jàll danañ préparer nu ëpp noonu ren ndax yàlla dafa def ren 7e édition bi président de la république tànn Jolof. ci biir Jolof mu tànn Daara Jolof encore de plus en plus doomu Daara Jolof nekk ministre de l'élevage di monsieur Ali Saleh Diop que nous remercions au passage ci taxawaayam diggante moom ak éleveurs yi kon dégg nga de tëb bépp taxawaay boo xam ne dégg nga de moo koy rafetal incha allah rabbi fas nañ yéene taxawee ko. waaw ci 7e édition bi nag ban jàngat laa ci war a def mooy jàngat bi ma ciy def mooy journée de l'élevage moom lu am solo la ci ab dëkk. maam day tax ñu bari xam càmmug daara fu mu toll wala càmmug gox bi raison bi nga xam fi lañ ko amale muy Louga yàlla dogal na nag ñetti journée yi jàll yëpp bi mooy 3e boo xam ne dem naa ci di ci jaajëfal sama président Abou Kane moom mooy président yarkati laadum yi di ko jaajëfal ndax benn bi mi ngi am Ranérou boobu dafa xaw na xëcc jege fii après mu yóbbu foofu ma exposé après beneen bi am Kayel ma exposé fa bii itam ñu ne damay exposé te bii itam maa ngi ci ànd ak waa association bu ñaan ayet man ma nekk ci bopp ba di seen jiit ñoom tam ñu war a exposé ànd ak man ak waa Louga. boo ko xoolee nii gis nga ministre de l'élevage dafa taxawaayu teeru président de la république ànd ci ak éleveurs yi comme ni mu koy waxee mbir mi feetu sàmm yi la feetu éleveurs yi la mu leen ciy jàppale. donc chapiteaux yi boo ko xoolee ñaar la benn bi mooy salon de l'élevage mooy maanaam fi ñuy wane mala yi ak ñi nga xam ne mooy suñuy partenaire mooy ñiy jaay ay garab wala ñuy jaay ay aliments wala ñuy jaay lépp loo xam ne dafa laal ci élevage foofu la ñuy exposer seeni produits chapiteau boobu boo ko xoolee nii di nga gis ni guddaay bi 80 mètres la ci guddaay yaatuwaay bi di 40 mètres boobu nag ay mala ak yooyu yëpp dina doon daal lu maanaam lu mel ni vitrine li ñuy wax vitrine élevage képp koo xamante ni ku nekk ci gox bi la ku yënguti ci wàllu sàmm occasion ngi nii bu la ministre Ali Saleh Diop may pour nga ñëw wan président effort yi nga xam ni def nga ko. macha allah yemb na ndax teel nañoo jël sunuy matuwaay xam nga gan yi am na tuuti benn jafe-jafe bu ci xawoon a nekk rek biñ ne dañuy réquisitionner école yi après xam naa ni comme xale yi dañuy jàng tam day xaw a laal ci mbiru xale yi tuuti
ñu mujj daal xool site yi nga xamante ni moom la ñu njëkkoon a jël muy kër yi ku ne xam na dëkkuwaayu Jolof ku ne xam na dëkkuwaayu Daara parce que Daara tey commune bu mag la boo xamante ni am fi ay kër jafewut parce que dañ ko tabax macha allah te équipé nañ ko te kër yaa ngi fi kon nag jéem nañu jël suñuy devance ba jël kër yu bari defar site yi tey ji macha allah région bu jógoon tey ñëw tey rek am na fu ñu la yóbbu déjà këyit gii ma yor répartition région yëpp a ngi ci biir moom lañ doon liggéey suba ba léegi répartir nañ ko région bu jóg rek tey ji ak heure boo mën a jóg ñëw Jolof rek ñëw fii ci Daara ci commune bi rek am na fu ñu la yóbbu te jël nañ ñoo xamante ni ñoo lay jàppale aussi ba nga xamante ni doo fi am benn jafe-jafe. xam nga éleveur moom buy teertu gan il faut que dégg nga de dana wax ne dégg nga de nag yaak xar yi ak béy yi en tout cas ñi nga xam ne les organisations yi nga xam ne ñoom ñoo Ali Salax monsieur le ministre seq liggéey bi def nañ ci liñ ci war a def ku mën ñaari nag def nga ñaari nag ku mën fukki nag def nga fukki nag ku mën juróomi nag def nga juróomi nag. waaw zone l'élevage yi daan am nag ak bii di ñëw ak bii war a am tey jii nii moom mën naa wute lool ndax bu dee zone l'élevage yi daan am moom wax dëgg amoon na solo waaye bii bi ñu nee Daara lañ koy def moom ñu bëri dañ ne Daara mooy zone élevage loolu moom ñëpp a ci maase moo tax bu Daara bi yaakaar naa wóor na mën a yem ak beneen journée yu fi jàlloon daal. bu fekkee amélioration génétique la aussi boo ñëwee di nga wane métis yi nga xam ni ñoom ñoo am xam nga de plus en plus ci wàllu élevage xaru laadum yi ñu ngi ci kër yi ñu ngi ci gétt yi ñu leen di suuxat di leen di leen faj di leen jox ay garab di leen toppatoo ba ñu neex a wane loolu Ale Salax ak ministère de l'élevage may nañu occasion éleveurs yi pour ñu ñëw wane seen coono yooyu ñu daj ci élevage ak progrès yi nga xam ne def nañ ko sur le plan génétique bu loolu weesoo salon de l'élevage bi dafa leeru ak chapiteau présidentiel président de la république dafa jàpp 26 novembre at bu nekk comme journée nationale de l'élevage ni 4 avril amee noonu la jëlee décret ni 26 novembre bu jot at bu nekk day doon journée nationale de l'élevage muy fête boo xam ni feetu sàmm yi la. waaw loolu sax booy xool ndimbal la parce que ñun commune Daara boo ne département Linguère xam nga boo ne càmm rek sa xel day dem Jolof bu demee Jolof rek sa xel ma nga jëm Daara ak département bi moo tax bi ñu xoolee ba xam ni yëfi département bi dana diis ak région bi ñu répartir ñu ne région buy ñëw danañ la booleek commission bi nga xam ne moo lay accueillir danañ la booleek ay commission boo xamante ne ñoo lay jàppale ci restauration mais yow duñ la yoreel dara yow daal dañ lay jox sa dépense jox la say bagage jox la say yëpp yow yaa xool li nga bëgg ak noo ko bëggee ñu jàppale la nga defee ko noonu mais waa dëkk bi ñoo lay gàttandu ñoo lay dalal ñoo lay toggal ñoo lay defaral li ngeen bëgg ku ci andi tam sa ay toggkat aussi nga gérer ko parce que xam nga tam gérer 14 régions nga boole ko ak sunu département de Linguère bi nga xamante ne rek macha allah bu ñu génnee mot na région yi ñëw wuy si téeméeri junni yoon ba ñu xoolee ba xam ne loolu yëpp daf ñuy diisal dañ ko oyofal parce que daan nañ ko def nag ndax ñu région de Louga chaque année bu ñu daan dem noonu lañ daan def dañ daan dem ak sunu restauration bu ñu àggee duñu sonal kenn duñu sonal bu ñu ñibbisi day fekk xiifuñu maruñu dara amuñu benn empêchement moo tax ñu bëgg def noonu pour ñëpp mën cee gis seen bopp kenn bañ a mer kenn bañ a frustré wu loolu daal moo tax ñu def ko te incha allahu rabbi foog naa danañ ci am ndam. Exactement daal xam naa ne daal à la dernière réunion boo xam ne on l'a tenu avec monsieur le gouverneur de la région de Louga un CRD spécial que nous avons tenu ici à Daara nag yi mu ngi doon tourner autour de 27 Arona Gala Diala la UNOS joxe na fukki nag Aliou Dembour Lel le député joxe na fukki nag ñun suñ organisation d'éleveurs malgré que notre président est empêché joxe na ñaari nag Sidil Sow bi nga xam ne mooy conseil économique et social joxe na ñaari nag ku ñu wax un opérateur un éleveur Moussa Demba Asset joxe na ñaari nag fooraayu Daara
nga xam ne ñoom it dégg nga de toujours lu mës a yëngu dañ ciy bokk joxe nañ benn nag. waaw loolu nag moom lu am solo moom ndax yar xari laadum ni ba président di la visiter loolu la am solo la ak ñeneen ñu bari di la visiter wax dëgg ñun waa association bi ayet ak man mi sama wàllu bopp danañ ci taxaw suñ kéemtalaay kàttan ci exposition ci exposé fi lu am solo loolu daal ba nga xam ne ku ñëw it di nga ci mën a teg bët sa xel dal ci càmm gox bi daal. Histoire de Hann pour ñu mën a defar ay vaccin mooy yooyu ñuy pingee jur gi ba jur gi du feebar ci wàllu ndox aussi gis ngeen li président de la république def ci gox bi gis ngeen dolli c'est révolution la non seulement dañoo clôturer dolli def ko mur de clôture de 124 kilomètres de long mais gis ngeen léegi biir dolli dafa am ay tali boo jógee Taïf jëm dolli léegi dafay mel ni ci péage bi nga nekk tali bi dafa neex boo xoolee aussi ci biir dolli PUDC muy programme d'urgence boobu def na fa benn forage boo nga xamante ni am na 32 bornes fontaines yu ñu def ak ay abreuvoir muy daal maanaam affaire saafara ndox problème ndox bi nga xamante ni aman na fi boo demee Tessékéré am na forage mën naa ni diggante 2012 ak 2021 bi li ñu def ci ay forage ci département de Linguère bëri na yooyu yëpp nag muy loo nga xamante ni éleveurs yi dañ ko rafetlu bëgg a jàkkaarloo ak président gërëm ko mais wax ko aussi seen i problème parce que gis nga gox bi problème feu de brousse yi bëri na vol de bétail am na fii gis nga aussi que ni nawet bi 3 mois yi pâturage yi day gaaw a jeex donc jur gi dañuy soxla ndimbal. waa sóoraale dañ ko jël nañ matuwaay yëpp parce que booy xool site bu ci nekk tey affecté naa la foofu ñetti femmes yoo xamante ni commission hébergement baa ngi ci 2 yi nga xam ñoo nekk ci hébergement bi ñoom ñooy jokkalanteeg waa région boobu nii la ñu bëgg ngeen defal ñu lii la ñu bëgg ngeen toggal ñu bu ñu egsee dañuy fekk lépp pare macha allah loolu moom def nañ ko tey ci suba sax chef bi ay waxtaan nañ si ba nga xamante ne ñu conclure nañ si fii ak suba aussi danañ ci gën a waxtaanaat. waaw c'est loolu toujours dañ ko doon wax parce que dañuy wax la parole aux éleveurs toujours dañ ko doon wax am na benn daje sax on a dit au président Macky Sall les éleveurs de cartable du yooyu ñooy éleveurs yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi ñii ngeen di def di gis ñu nekk Daara ñu def wii di ci Ngóor ñu nekk Tessékéré ñu nekk ailleurs ñun ñooy les éleveurs ñooñu nag am nañ ay porte-voix yaakaar naa ne ñoom xam nañ li nga xam ne mooy parce que danañ wax ci vol de bétail bi danañ wax ci aliment de bétail bi muy teel a ñëw surtout cette année ren ñax mi bariwut ñax mi bariwut dégg nga de loolu dana bokk ci doléance yi nga xam ne dana wax président de la république malgré que am nañu xaalis OSB pour jënd repas sur place mais dañu wax ñu teel ñu ko libéré pour que nit ñi nga xam ne dégg nga de alors dañu soxla repas ñu teel parce que ren àll bi amul ñax. jaarum xarum laadum moom xaw naa bari secret de waaye sa xaw naa bari secret xarum laadum moom del xont ñuy nekk fu baax rek booy xont moom ñuy nekk fu baax wax dëgg moom bari na njariñ lu bari daal njariñ la bari na parce que mën nga ci am xaalis mën nga ci am lu bari daal mën nga ci am xamee te xame bi moom moo ëpp solo ci xari laadum waaye daal lu am solo ci dëkk ndax xari laadum moom bu duggee ci dëkk rek dëkk boobu day soppeeku daal maam day am beneen xar kanam ndax càmm laadum bi mu duggee ci daara ak léegi ndax dëgg daara am na beneen xar kanam ci buñ ko daan dégg parce que yeneen loolu lu tax ma wax loolu mooy yeneen xar yi rek dañ fa xamoon waaye nag bu càmm laadum duggee ak léegi am na ñu bari ñu xam daara xar yi ñoo tax ñu xam daara Jolof loolu moom bari na loolu tax ma ne la secret bi moom dafa bari lool. parce que booy wax reproduction lekk moo tax ñuy wax reproduction jur mala balaa jur il faut que mu lekk il faut mu suur bokkul ak nit ci nit ñi di nga gis ñoom du tee dañuy continuer di am ay doom mais bu dee mala la day arrêté am doom voilà donc waxtaan boobu mi ngi amee ci chapiteau bii nga gis chapiteau bii nag ministre Ali Sarax Diop dafa yokk dimension chapiteau bi ndax ku nekk gis nga daaw Kayel problème yi fa aman moo di que mbir mi dafa mujj chapiteau bi tuuti aman na 6000 places mais dafa mujjoon tuuti
nit ñi ñëw ëpp ba xajuñu ci biir pour saafara loolu ren mu yokkaat ci encore yeneen 1000 places yoo xam ni moo tax chapiteau bi ngay gis avant 100 mètres la daan doon sur 40 mais ren daf ko def 125 mètres sur 40 pour mu gën a yaatu pour mu gën a mën a jël ay nit rax ci dolli tamit gis nga ñi xajul ci chapiteau bi ministre bi dafa joxe ndigal pour ñu defaral leen ay mbaar yoo nga xam mooy bâche bi ngay gis nii ay chaise lañ fay teg te li xaw ci biir chapiteau bu mag bi président di toog du leen rëcc ndax dañ leen di tegal écran géant ñu jàkkaarloog écran bi mel ni ñi ngi ci biir cérémonie bi xam nga loolu donc saafara na problème bi nga xamante ni mooy nekk ci biir wala nekk ci biti soo nekkee ci biti du tee yow li ci biir yaa ngi jàkkaarloog moom ci écran géant bi. waaw budget bi nag man mënaguma cee sori parce que man 36 millions yooyu nga wax maa ngi koy soog a dégg si yow waaw budget bi daal man dégguma ko waaye daal xam naa ne région bu ci ne danañ la jox sa dépense région bu ci ne danañ la jox sa ay frais de transport danañ la jox sa ravitaillement waaw yow nag léegi li ci des nag yow yaay xool nooy tojee sa bopp janax am na ñoo xam ne nee nañ ñu ngi ñëw àndaale seen i toggal am na ñoo xam ne moom déjà jëlal nañ leen ñu leen toggal ñu ngi leen di xaar. xam nga gendarmerie day jàpp déféré bu déféré gendarmerie du atte tribunal mooy atte ji xam nga vol de bétail bi wax nañ ci lu bëree même code pastoral bi nga xam ne woteeguñ ko et c'est mu ngi ci sur la table du président de la République wax nañ ci bu code boobu génnoon danañ xam dégg nga di alors parce que vol de bétail bi dafa sonal nit ñi je vous donne un exemple man am naa fi benn xarit day ñëw fii fukki nag ak juróom lañ ko sàcc et jusqu'à présent amu ci benn renseignement xam nga loolu métti na dañu bëgg et puis man bu ma doon le judiciaire kii punir moi j'aurais pu punir plus le receleur parce que boo sàccee jur amoo foo ko jaayee nga sàcc jur Jolof nga jaar Sadio dem nga jaar Colobane kenn jënd ko nga jaar Mbar kenn jënd ko nga dem Guinguinéo kenn jënd ko nga dem Kaolack kenn jënd ko bu yàggee borom dana ko gis mais sàcc yi ñuy sàcc bala ñoo sàcc dana fekk déjà am nañ acquéreur ba pare receleurs yi ñoo gën a bon fuuf ñiy sàcc te souvent receleurs yi bu ñu jëndee li ñu sàcc ba pare dégg nga di kii sàcc souvent bu ñu gisee ak moom day wax ne dégg nga di am fayeeguma ci dara sax donc receleurs yi ñoom lañ gën a war a punir receleurs yi ñoo gën a ñiy jënd jur gi ñu sàcc ñoo gën a bon fuuf sàcc yi. waaw ministre bi nag wax dëgg xanaa di ko teerale ay garam di ko terale ndax man nag fii rek sama kër yor naa fi ay gan daanaka fan yëpp fi la ñuy yan fi la ñuy fanaan loolu daal lañ ko ci jàppale après nag moom di ko ñaanal mu dugg ci journée bi ak jàmm génn ci ak jàmm ci barke Sëñ Tuubaa. daara cosaanam mooy élevage suñ fi indee journée nationale de l'élevage indi nañ ko fuñ ko war a indi nañ ko fuñ ko war a indi ndax ku ni daara ni CRZ ba CRZ bi tey boo fa demee di nga gis ni président de la République Macky Sall def na fa li ñuy tuddee centre national d'amélioration génétique ñu jënd ay nag bitim réew indi leen foofu di leen jaxase ak suñu nag réew ñuy am ay métis yoo xam ni seen meew day ëpp meewu seen yaay seen yàpp day ëpp yàpp seen yaay donc gousérat yi ñi ngi fi ñu leen di teg ci ndagu local yi ñuy am ay métis gis nga Holstein yi aussi ñi ngi koy pompe nagu suñu réew gobra yi ñuy am ay métis yooyu boo ko xoolee ku ci nekk di nga mën a def 12 litres te ku ci nekk sa yaay ay 2 litres lay def gën ngee bëri 4 litres kon koom-koom am na ci wàllu élevage te koom-koom boobu ku ñëw fii ci salon de l'élevage bi daa jàkkaarloog moom xam ni état du Sénégal am na progrès yu bëri yu mu def ci wàllu sàmm pour jëmale sàmm ci kanam. waaw loolu yëpp waxtaan nañ si dernière CRD bi passé ak gouverneur yaakaar naa pour éleveurs yi jottali seeni kàddu moom ci président loolu moom yaakaar naa ñoom xëy na waxtaan nañ ci ñoom kilifa yi ba nga xamante ne OP yi nga xam ne ñoo fa war a jël kàddu wala éleveurs yi nga xam ne ñoo fa war a jël kàddu yëpp xam naa ñoom danañ koo tranché fii ak suba mais daal dara loo xamante ni daal mën naa ci wax ci côté boobu moom
amaguma ci benn info mais xam naa ne moom waxtaan nañ ci ak gouverneur te ñu ngi nekkoon ci waxtaan yi ba léegi mën na am fii ak suba lépp dina sotti incha allah. waxtaan bi nag waxtaan la boo nga xamante ni dina am li ñuy tuddee déclaration de Daara maanaam éleveurs yi gannaaw bi ñu sante njiitu réew mi dinañ ko wax nag seen i yitte mooy loolu ñu tuddee déclaration de Daara nga xam ni si la ñuy wax ni lii ak lii ak lii lañ bëgg parce que ku ni élevage xam ni élevage loo ci mënti def ci xaalis rek du doy te ren thème bi nga xamante ni moom lañ jël mooy entrepreneuriat et investissement pour un élevage moderne et durable président de la République moo tànn thème boobu bu ko tànnee nag xam na ni yoon bi nga xamee ni moo mën a indi koom-koom moo ko laaj entrepreneur dafa bëgg éleveur bu nekk jàpp boppam comme entrepreneur maanaam yow li nga nekk di si liggéey nga dem ba nekk ci champion bu dee da ngay jaay ganaar wala ngay def élevage ganaar nga ñëw ci structure de financement yi président Macky Sall mettre en place lu mel ni FONSIS lu mel ni DER lu mel ni FONSTAB lu mel ni FONGIP wala banque agricole nga ñëw ñu lebal la xaalis nga ubbi sa poulailler développer sa poulailler xaalis ba nga say am doo dem tabaxee ko wala nga dem takke ko jabar wala nga dem ci ay voyage wala yooyu da nga koy dugalaat ci activité bi pour mu gën a taxaw pour mu gën a dëgër su yàggee da ngay dem ba da ngay doon un entrepreneur dans l'aviculture mu ni gars yi bëgg naa ngeen di bay ñax pour dundal seen jur loolu le ministre Ali Saleh Diop ni daf ko bëgg ñu def ko fii mu ni dafa bëgg waa Jolof commencé bay ñax nga xam ne dañ leen di indil ndox jox leen suuf ñu jël neefere yi ak yooyu sotti ko ci suuf si am doole bu ñu wëlbatikoo nag di bay ñax di jaay mooy entrepreneur fourrager nga xam ne di nga nekk fii di bay ñax di ko def ay balo di ko jaayee ji fa ñax ñàkk su ko defee yow di nga dem ba ay millions de bottes de fourrage ngay jaay at bu nekk su ko defee di nga dem ba yow di nga doon milliardaire ci jaay ñax am keneen koo xam day doon milliardaire si jaay ganaar am keneen koo xam ni day jënd nag yafal jaay dañ lay lebal xaalis nga jënd nag yafal jaay su yàggee di nga dem ba da ngay am benn réseau di nga dem ba da ngay tollu Daara am ay camion frigorifique yuy départ wuti Dakar soo ñu àggee Dakar am nga ay point de vente am nga ay clients am nga ay hôtel am nga armée am nga ay école yooyu fournir donc président de la République dafa bëgg ñu soppi doxalin au lieu ngay def élevage activité passion kii maanaam loisir wala yooyu mais nga def ko business ni man damay def élevage pour am ci xaalis damay def élevage pour nekk un vrai entrepreneur su ko defee yow di nga participer ci koom-koomu réew mi élevage dafay secteur boo xam ni dafa mën a indi valeur ajoutée ci économie nationale mën naa ni sax bu ñu nee Sénégal élevage agriculture pêche ay ñooy mamelu économie bi loolu le président ak le ministre Ali Saleh Diop nga xam ni moom fii la dëkk ci Jolof taxaw temm ni dinañ ci waxtaan suba samedi ak éleveurs yi pour éleveurs yi ñu encourager ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon wi wan ñi nga xamante ni bëgg nañoo ku leen jàppale yoon bi ñuy aw pour ñu jàppale leen parce que état bi dafa taxaw pour jàppale xale yi ak jigéen ñi pour ñu am liggéey pour que ñu am moyens yi nga xam ni moom la ñu soxla pour ñoom ci seen bopp ñu jëm kanam. mesure barrière yi incha allah keroog docteur Senghor bi ñuy def CRD wax na ko nee na bu ñu réeree mbir ka ni mesure barrière yi dañ ko war a respecter donc mesure barrière yi dinañ ko respecter sante ko yàlla ndaxte dañuy sant yàlla alhamdulilah rabil alamin yàlla dafa wax sant leen ma dolli leen ba mu nootee corona jële ko fi niñ ko mën a sante gannaaw bu ñu ne alhamdulilah rabil alamin mooy ñu continuer di fagaru mooy def respecter distanciation di nuyonte saa ñu joxante loxo masque bi
xam naa ni ku solul masque ci fii chapiteau bi doo dugg donc dinañ exiger masque à l'entrée dina am ñu taxaw aussi ak pompe yooyu nga xam ne ku ñëw ñu jox la pompe bi nga raay ci sa loxo soog a dugg ba noppi aussi ci toogaay bi xam naa ni nit ñi ku ci nekk di nga moytu mais mën naa ni daal boo gisee mbir mi at daaw amul woon corona bi moo taxan amul ren nag yàlla dañu sant leen ma dolli leen jëlee na fi virus bi ñi ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla di ko ñaan lu mel ni loolu bañ fee amati bañ fee duggati waaw. man maa ngi tudd docteur Amadou Bassirou Fall di wax ci turu ministre Ali Saleh Diop di ministre de l'élevage nga xamante ni fet mbir mi ci moom ci loxoom la ko président teg ak moom ak éleveurs yi moo tax mu ni keroog ci CRD bi mbir mi kat yéen a ko moom éleveurs yi yéen sàmm yi yéen a ko moom seen fête la bu bis baa na ngeen sañse na ngeen ñëw man dolli naa ci sax ni éleveurs yi nañ sañse ñëw ngànnaay yi nag nañ ko bàyyi ca kër ya waa xam nga fu mbooloo bu mel ni am sécurité bi day taxaw kuy dugg dinañ la jaarale ci foo xamante ni boo yoree ngànnaay weñ wala paaka wala jaasi day sone su ko defee dañ koy nangu dañ lay fouillé dañ koy nangu dinañ la lambatu nag dinañ ko fouillé dinañ ko nangu ndaxte am na lu sone luy wane ni moom am na ngànnaay bu ne ci moom moo tax ñi ngi lancé un appel képp koo xam ni da ngay ñëw fii ci journée nationale de l'élevage bi boo yoree ngànnaay nga bàyyi ko sa kër ndax boo ñëwee dinañ la awale ci porte buntu boo xam ni boo yoree ngànnaay wala weñ day yuuxu su yuuxoo nag fokk ñu fouillé la nangu loolu nga xam ni moom la machine bi signalé teg ko na le. merci beaucoup waa Àll bi TV jërë ngeen jëf kontaan naa si yéen vraiment di leen encouragé macha allah yal na yàlla wéral cër yëpp yokku leen ba nit ñi dégg leen ca kaw a kaw a kaw parce que àddina tam nii la rek lii yéenay jàllale information yi yéenay waxtaan ak nit ñi yéenay dem ci population yi yéenay tax nit ñi gindeeku parce que lii ngeen jël fii tey bu ngeen ko tasaaree ku nekkoon fële ci àll ba fekk xamul sax lu xewagum ci daara xëy na dina ne ñii de fii la ñu toll wala leneen kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa presse bi Àll bi TV vraiment tous mes encouragements. Madine maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci déplacement bi di ñaan yàlla nañu yàlla yóbbu ci journée bi di wax ne di ñaan ne journée bii nga xam ne mooy 7e édition te ñu organiser ko suñu bopp organiser ko suñu bopp mooy ministre Ali Saleh dëkk Daara ñu nekk ak moom nekk bu rafet nekk ministre boo xam ne il est près des éleveurs ça je le dis donc vraiment dañu ñaan yàlla rek yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ñi nga xam ne gan yi fi ñëw ñu kontaan lekk naan ñibbi seen dëkk wax ne da nga de journée Jolof bi moo gën journée yëpp yi nga xam ne mosoon nañ ko def. waa kay jërëjëf waa Àll bi TV maa ngi lay siyaar bu wér. kon vraiment yéen média ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaan ngeen sensibiliser population yi ci képp ku yor ngànnaay mu bàyyi ko këram ndax bu ñëwee fii day perte ngànnaay bi ndax dinañ ko nangu te dinañ ko détecté ndax porte yi ñuy teg ngànnaay weñ bu jaaree day yuuxu. Big up Daara Jolof suma town send up Daara Jolof suma town bi mooy town bi mooy aaru ya police lamba aaru gàttu ma gemp tentel dama indi li ma leen dencal gàttu ma gemp tentel dama génne li ma leen dencal